comprendre nga. donc mais nag dañu dem ba benn instant gis nga popularité dafa dem ba dafa nekk mode mooy da ngay def dara. buzz beeg da ngay dem sax pour li ngay doo ko gëm de. mais pour nit ñi dégg la nit ñi. xam la rek wax na da ngay laal sax foo warta laal te nag nit da ngay xam foo war a yem. ok jërëjëf Ardo gis naa ne d'accord ak Malal d'accord ak Imam d'accord ak Modou non si d'accord nañ sax dañuy expliquer rek d'accord ma su ma d'accord dama naan d'accord ok loolu d'accord lan laa d'accord bala maa ñëw si Imam man dama am lu benn constat ma def pendant une heure de temps ñoo ngi wax si benn point mooy lan mooy activisme ñoom ñëpp kenn ku nekk di daw lu moo activiste xëy na nag am na lu fi jot a xew ba ñu bëri ñaan ñoom ñëpp a yem non attends ba dañ ne ñoom ñëpp a yem léeg-léeg fekk ñu ne ñoom ñëpp a yem nag ñoom ñëpp a bon wala dara parce que am na lu fi jot a xew léegi ñu ñëw si plateau bi kenn ku nekk ne taxaw ne waaw man militant la kii naan ay waaw léegi non attends non taxaw leen rek taxaw def leen nang xam nga non si dinañ si ñëw non dinañ si ñëw yaa ngi de man je me dis une chose ñun dañuy def ay activisme la ñuy def dañuy def ay activité yaa ngi de di mën ay manifestation Malal yàgg nañu bokk manifestation di dénoncer yàgg nañoo di def ay actes citoyens donc loolu buñ koy def pour lan moo la Sénégalais buñ ñuy xool lan la ñuy wax dañ naan xool kii activiste bi donc loolu waruñu ko bañ da fekk ñu bëgg see dellu ginnaaw Ardo pour man tour bi waaw c'est pas le plus important waaw pour man li ëpp solo mooy ce qu'on fait foofu la c'est-à-dire titre la rek slogan la rek kii naa bu amul sax bu bañ a mën a bi nga xamante ne mën na waroog ak doxalinu nit ki dans les faits. mais xam nga Malal xaw ma yow déglu rek xam nga ku ci ne xaw ma yow mais man Ardo non déglu ma fayeku ma si activité non wax ma non su ma koy def xam nga laa ciy def man devoir laa koy def non ba tey man maa ngi si moo yoroon kàddu may ko mu daaneel après xam nga man activisme boog lu ma ko jàppee devoir la boo xam ne lu ñuy def la lu ñuy ay actes yu ñuy ay faits yu ñuy posé la buñ gisee injustice tey dañoo war a taxaw pour xeex ko ni buñ gisee ne dëkk bi amul hôpital dañoo war a taxaw dénoncer que dëkk bi dafa am hôpital amuñu électricité waaw amuñu kii ndox dañoo war a taxaw xeex ko donc loolu noonu ay actes yu ñuy posé di bëne ay manifestation pour que loolu lépp mu mën a faju buñ sénégalais kat buñ ñu gisee je te donne un simple exemple mën naa ko poser benn question may ma tuuti rek dafa am benn jamono muy am embouteillage yu metti un gars s'est porté garant yor sifflem taxaw ci suufu pont wu aan bi di régler embouteillage bi parce que on n'a pas assez de policiers pour régler cette question ça c'est un acte citoyen très important il n'a pas eu besoin d'aller sur Facebook ou de se filmer pour le montrer est-ce que comprendre nga li ma la wax bëri na ci ñun ñi ñoo xamante ne amul lenn lu ñuy def te duñ ko wane il y a des milliers et des milliers de Sénégalais qui posent des actes yoo xamante ne ça résout tous les jours ay problèmes yoo xamante ne yu amal solo gox bi wala réew mi wala askan wi wala feneen ak feneen et cetera et cetera léegi nag maintenant dafa ñu may ko temps de parole aussi xam nga bu ñu nee diw activiste la lan moo tax ñu naan diw activiste la parce que day xeexal dëgg loolu kese la parce que dañ na carrément xëy na gis na ay fen mu taxaw pour que dëgg feeñ mais lu tax c'est simple pourquoi attends même juste une question parce que juste une question non dama ne la man waxuma la juste une question il ne faut pas aussi Ardo il faut qu'on soit sincère dans ce qu'on dit non c'est très sincère man mosoo ma dégg fii ma ne la nekkatuma activiste non waxoon nekkatoo duma activiste dama ne la je ne me définis pas comme tel wax ko si wolof léegi nag boo wax ko si wolof man du ma définir xam nga déjà même le mot en wolof je ne l'ai pas voilà xam nga même tour bi ci wolof awma ko te pourtant yàggul dara man Ghana laa jóge semaine passée pour te conforter participer ci benn séminaire où je formais des jeunes ci domaine yooyu ma am ak ñoom waxtaan boobu pourtant ils ont pris l'exemple du prophète et de Jésus ci ay stratégie loolu ay textes la yu leer wax la ni xam nga ci am problème en fait man en fait c'est des activistes man citoyens modèles taxawuma ci ay tour ci titre wala leneen ak leneen appellation te waxuma ni en fait je n'ai pas dit nekkatuma activiste j'ai dit tout simplement définition activiste bi
gisuma ci sam bopp c'est pas pour dire que effectivement ñi ci gis seen bopp dañu juum ils peuvent être à l'aise avec ça c'est clair. mais moi je ok suis loolu pas loolu on me le concerne. D'accord. loolu moo ko léegi voilà léegi lu tax d'accord Ardo Ardo man dama am benn question moo ko bëggoon posé ñëwal. xam nga tout à l'heure déglu naa la donc wax nga ba am na ñoo xam ne génne nga leen ci activisme Déedéet. même bu fekkee attends xam nga dang ne dañ ko ñeme wax ji nañ ko ñeme bi nga waxee Karim génne nga ko ci activiste nit dof génne nga ko yow yaa ko si génn. non non wax dégg la laaj li nga wax mooy li li nga wax mooy ñooñu parce que après Mass wax na la pour nga confirmer nga ne j'ai juste donné des exemples mooy sama laaj maanaam Bàyyi ma ñëwaat jàpp si. jàpp nga ne Attends ma ñëw activiste Mass warta bokk ci Mass may ma ñëw moom laay ñëw. Mass may ma ñëw warul opposition Mass may Ci ma laay ñëw, terminer ci laay ñëw may ma léegi. terminer donc comme yow ni nga définir activiste mooy képp koo xam ne rek dafay jóg di dénoncer boo ko définir noonu que ce soit pas du tout. muy dénoncer Amul acte de du côté dénonciation. même pouvoir bi am nañ ay activistes bu dee ni nga ko définir am ñoo xam ne dañuy xëy rek di dénoncer li nga xam ne képp moom kuy la xeex injustice ak activiste bon ok léegi ñëwal ci sama laaj ma ñëw sa laaj. yow lu moom lu wax léegi c'est dafa jaral leeral. d'accord ne activiste warta bokk ci parti politique warta ànd ak aussi opposant merci beaucoup ci foofu laa ñëw tontuwaale aussi imam waaw parce que tamit quoi qu'on puisse dire man lu ma leen wax dama koy assumer. yàgg naa leen ko wax ñoom samay grand lañ yàgg naa leen ko wax. nee naa leen il ne faut surtout pas faire di jël ay casquette kii policiers ngay jël ay policiers di leen défendre. wala nga taxaw ne carrément man kat gis naa xool naa ñu fi nekk ñëpp mais gis naa ne Ousmane Sonko mii moo fi gën. damay loolu noonu du rôle activiste. rôle activiste lenn la mooy que ne Ousmane Sonko mii heure bu ñu ko tooñee nga taxaw ne carrément kat Ousmane Sonko mii dañ koo tooñ te waruñu ko tooñ. bu ñu tooñee ministre bi nga ne ministre bi kat dañ koo tooñ waruñu koo tooñ. donc nooy yoon def liggéeyam. ok loolu mooy rôle activisme mais pas di taxaw naan ay carrément xool naa ñu fi nekk bi baa ma ñëw xool naa ñu fi nekk ñëpp waaye jàpp naa ne diw moo fi gën sama ay confrères dañ koy def gis naa ñoo carrément ñu am nañu dañuy taxaw di xeex carrément nëbbuñu seen bopp dañuy xeex carrément système bi dañuy xeex gouvernement bi Ok. lépp lu Macky Sall def baaxul nekk des vrais nihilistes lépp lu nguur gi def baaxul lépp loo xam te opposition moo ngi ci nekk comprendre nga moom moo baax même bu fekkee ne opposition dafa def erreur sax duñ nangoo fësal seen bopp duñ ko nangoo sax fësal dañuy jël ci garder seen neutralité non dafa am li ma lay wax ni sénégalais yi ñoo ñuy seetaan te ñoom ñëpp ñoo ngi koy mën nañ ko seede leneen imam lu mu wax léegi ne carrément ab sëriñ dafa war a nekk un opposant ànduma ci ab sëriñ lan fan la war a nekk ab citoyen la comme tous les autres citoyens peuple bi la yaa ngi dafa war a ànd ak non da nga ne ma dafa ne la ba xam ab sëriñ moom war na kii dafa war a ànd ak gouvernant warut a ànd ak nguur loolu yonent bi moo ko wax nga ne moom ab peuple waru ànd ak nguur ma ne da ànd nga naan imam nee na yonent bi nee na xadis laa la wax yonent bi moo wax d'accord déglul parce que tamit polémique laay bañ warul am yonent bi moo ne yow sànq nga ko déglu ma warul am pété nga man bëggoon boo wax gisee sax déedéet warul am li nga wax ni waxu ko bàyyil ma wax la li yonent bi may ko mu leeral wax yonent bi nee na li may wax nii yow mënoo ko dindi kii mënu ko dindi texte la man du ma wax nii ci sànni lu ma la wax waxu yonent bi la yonent bi nee na bépp nitu diine bu jaxasoog buur war nga yàlla war nga yonent bi ñi may déglu ay boroomi xam-xam lañ ok dinañ dëggal li ma wax yow nag bëri naa nga wax lu la neex mais li ma wax moom prophète bi moo ko wax te ba ma koy wax ñun ñëwaguñ jamono jërëjëf am leeral ok am na solo man li ma wax c'est très clair mooy que li ma dégg mu nekkat ab sëriñ warut a ànd ak nguur ma ne loolu man ànduma ci je suis libre de le dire D'accord. nan laa tam lu ma tax ma ne ànduma ci c'est parce que nguur gi am na ñoo xam dañ fay nekk pour di participer suñ développement wu mais dëkk Ardo ma yokk la dara mais foofu. c'est fekk sama relance la rek par exemple un Karim Xurum Xax un Assane Diouf bu gis ne tey par exemple Ousmane Sonko li mu indi ci programme am moom bokk na ci li muy xeex bokk na ci avantage mooy si li koy xeexal askan bi mu d'accord ceeg moom ànd ceeg moom est-ce que am na ci droit keneen ku gis ne benn activité gis ne lii président Macky Sall di doxal ah moom intérêt askan wi loolu la gisee moom aussi mu nekk du ko défendre est-ce que kooku tamit nit ki activiste comme manal ni nga ko waxee ay nit rek la est-ce que amul droit aussi am péete ci intérêt askan wi. déedéet amul war am droit am féete déglu ma askan bi soo nee askan foofu damay rejoindre Ardo may ñëw ci waaw askan bi amul coloration politique amul opposition amul pouvoir askan bi la tey soo nee exemple yow kat gis nga ne Ousmane Sonko li mu proposé donc nekk na lu baax mais am na ñeneen ñu dul Ousmane Sonko ñoo xam ne ñoo ngi si opposition bi ok ñu fi nekk di proposé soo nee gouvernement bi lii muy def kat ànduma ci te fekk si biir gouvernement am na ñoo xam ñoo ngi def loo xam te ni tey yow leer na la yow lii c'est intérêt la te da nga see war a ànd mais doo si ànd parce que yow ne nga àndoo nguur gi raison pour laquelle ma ne askan bi bu ñu ko waxee ñun lépp suñu taxawee fan la war a nekk mooy fexeel tout possible ba am benn regard fexeel tout possible ba ku jàdd yoon ñu teg la si yoon fexeel tout possible ku def dara lu nice ñu mun koo apprécier man loolu laa activiste daal warut a bokk pouvoir warut a bokk opposition loolu mooy sa opposition ok daf ci souligner waaw affaire bu am solo sànq en prenant l'exemple de Karim
moi j'ai écouté plusieurs fois Karim sortir, s'attaquer à Sonko. ok Mais après il a même été attaqué par. ci lu leer Il a même de Par les suite été patriotes, attaqué par les patriotes. ok Et il dit clairement que man Ousmane Sonko la àndal parce que jàpp naa ni doy na ma. Mais à chaque fois qu'il a estimé également. que Ousmane Sonko li mu nekkul def ci dëgg da koy attaqué. que li mu jàpp na ni nekkul ci dëgg. il l'a dit. ok Donc il a osé parce que en fait d'un certain point de vue. bu dee nangul naa leen le mot activiste. mooy quelqu'un koo xamante ne ak fu mu munti bokk. bu dëgg ñëwee da koy wax. dëgg la. C'est aussi simple que ça. Il ne doit pas s'interdire de peut-être am pété bu fekkee natt na boppam ba natt li muy wax yëpp li ci ëpp ci doxalinu parti bi la gis boppam. te moom nekk ci biir parti bi terewu ko wax dëgg xalaatam. Même bu fekkee dañ ko ci xas di ko ci saaga. Mais kooku on le définit comme un activiste. ok c'est très difficile nag. c'est facile. Oui, waaw. mais loolu très bien. lu difficile la nag. Mais lu difficile la parce que que nga nekk ci parti que activiste nekk ci parti. mais ñu koy financer ci xaalisu parti boobu muy non génn di wax. non attends. C'est-à-dire pourquoi à chaque fois quand vous parlez d'activisme, souvent les gens n'ont pas besoin d'argent pour faire ce qu'ils font. Effectivement. Pourquoi à chaque fois vous liez l'activisme à l'argent? C'est que des fois il faut que les journalistes aussi fassent le travail qu'il faut sur les activistes pour connaître les tenants et les aboutissants. Parce que nit ñi xam nañ ni que les Sénégalais fantasment sur l'argent. Tout ce qui a été dit sur Y'en a marre, oui, Soros financé na leen, aussi waa financé na leen, Oxfam financé na leen te pourtant mooy financé góor jigéen ñi. Lu suñu yoon buy Oxfam di financé góor jigéen ñi. Alors que programme bi ñu seq ak moom c'est pour la démocratie et la bonne gouvernance. ok Etc. C'est-à-dire et la question de l'argent est posée pour dire oui Y'en a marre jot na 98 millions. Mais 98 millions boo ko jotee sur 2 ans ñu lay auditer. Est-ce que li nit ñi di waxal Y'en a marre ci wàllu xaalis. ok Est-ce que une fois organisation yi mu seqal liggéey ñoo porter plainte contre Y'en a marre? Ok. Non. Ok. Donc en fait il faut que les gens soient justes. Ardo par rapport ak li mu doon wax sànq ci activiste. ok Donc xam nga mbiru activiste. dafa xaw a complexe fi ñu toll nii. Donc sànq joxe na ba wax li nga xam ne moom mooy activiste. xam nga lan moo indi problème boobu. Foog tamit ñu xam ki nga xam ne moom c'est un militant. C'est un partisan, c'est un politicien. Étiquette am ak beneen étiquette bi nga xam ne mooy étiquette activiste. Parce que nit dafay am benn mbubu mais day jël beneen mbubu teg ko ci kawam. ok Mais Karim bi nga xam ne dafa war a génn pour en tant que activiste mën na nekk mais Karim mën na génn en tant que un politicien mu wax mais loolu moom mooy xool ban posture lay jël. loolu aussi foog nit ñi xam ko. Par exemple man je fais de la politique ah. J'ai été porte-parole bu diaspora bu Hadjibou Soumaré. askan bi daal yoon bëri na Mais- nee nañ ma. ñun mais ñëpp a yam ñun ñëpp ay politiciens lañ. Attends. donc yow yaa ngi leen di rejoindre si loolu. Non, on est activiste yëpp a yam ay politiciens lañ. Et puis à la Non, limite, non, moi, je suis balle, ok, balle. mais- Et puis quand tu- mais qui n'est pas politicien? Et puis quand tu dis Man de Qui n'est bokkuma pas si. politicien? Man ak yéen mais man bokkuma si. et puis da ngay juum quand tu dis askan bi moo ma yónni ils sont combien c'est qui et qui c'est quoi ton baromètre lan mooy sa unité de nekk- mesure pour dire askan wi moo ma ñi nekk si yónni réseaux sociaux yi. non mais arrête on limite et puis sax malal maa ngi ñëw de. ok ok pour débat bi mën naa terminer. ku nekk ku daaneel bu jël est-ce que mën naa terminer? bàyyil kii mu continuer quand même continuer sa logique pour ñu mën a débat quand askan même wi ma yónni Parce que li muy wax ni askan bee muy man damay wax Sénégal moo ma yóbbante. Mais récemment benn vidéo bu ma def keroog am na benn waay bu ma bindal ne ma man de yóbbantewu ma la. Mais man de yóbbante woo bu ma la wax. daf ma pousser à la réflexion. daf ma pousser à la réflexion. Donc moo tax askan bee ma yónni muy wax donc man dama gëm ne àdduna bi képp ku fi nekk. Attendez képp. askan bi moo tax ñu toog fi di wax. est-ce que mën non mais naa dañuy waxtaan tamit. Amas man dama gëm ne àdduna bi ñu nekk. ok ku ko bëgg a doxal. te nga ne yor nga bagage bi. yor nga xam-xam bi ak njub gi. foog nga def politique. ok Sinon da ngay contredire sa bopp. Parce que ñun dañoo jël politiciens yi
am lu ñu leen étiqueté. ok ne ay fenkat lañ. lu ñu wax du dëgg. mais ñun ñooñu la ñuy ëlbatiku ëllëg dem di leen di sànnili suñu carte. mais ñun pourquoi comme ñun dañu gëm ne ñun dañu jub. dañu baax pourquoi ñun mënuñ dem defi politique. kon daal ñun ñoo leen tànn comme yàlla li muy wax rek peuple bu nekk rek njiit ba mu mérité rek lay am. dëgg la wax jooju dégg la laaj. mooy bu leen ma sonal. seen njiit yéen a ko fal. yéen a ko fal waaye. absolument bëri na nit lu muy def chaque jour. bu ñëwee di lamenté wu lu ne mu dugg ci. fekk la ko dal moo ko teg boppam. ok d'accord. Macky Sall tey. bu fekkee sénégalais yépp ñu ci ëpp boog li ñu ñuy dégg dañuy xëy di ko tuumaal mbon. ok mais sénégalais yooyu tey ñoom ñoo ko fal. d'accord mais ci biir société sénégalaise bi nag la génnee. kon dafa am loo xam ne dafa yàqu à la base. d'accord foog sénégalais bu nekk nag def prise de conscience. jàpp ne affaire bi moom moo échec d'abord. moo échec d'accord parce que xam nga aussi bëri na pëcc xoo bi daal mu war a leer ci bopp sénégalais yi seetaan parce que gis nga Malal leeragul ci ñu bëri. ci mbirum activisme boobu parce que gis nga di nga gis ba ci yàggul ci réseaux sociaux yi. gis ñaari activistes yu sànnante xeer. oui ah kii ci pouvoir bi la ànd kii ci opposition bi. ñu sànnante xeer ci doy waar. activiste aussi war a wax pour éveiller conscience yi. war a wax pour une communication pour un changement de comportement. mais kooku aussi li muy wax war na mën a set ba ñi koy déglu aussi xam ne waxewul tey ba kanam. waaw léegi Mass maa ngi ñaan benn affaire. xam nga li ci dëkk bi. émission la boo xam ni ay kilifa dañ koy seetaan. man xam naa ci dara. te ñun ñi fi ñëwit wax dëgg yàlla du jot gu ñu am pour ñëw fi. dañoo ñëw pour wax ak sénégalais. pour sénégalais ak. baax na bokk na ci respect. boo waxee bàyyi nit ñi joxe seen xalaat. bu ko defee ku ne mën a wax li sa gëm-gëm. parce que fii kenn ñëw fi pour convaincre kenn. ku ne looy wax rek yow la engagé. yow sa conscience ngay waxal ak histoire. man boog ci niveau boobu laa nekk. xam nga sànq man bi ma déparé rek dama indi aaya alquran indi hadis. pour tënk wax ci. man du ma waxantu. boo gisee xëy na ñun chance bi ñu am. ak ñenn ñi mooy am nañ chance su jàng nañ diine. ba pare jàng leneen lu dul diine. gis nga bu ñu la définiree mots yi baatu sëriñ lu muy firi sëriñ baatu wolof la arab cheikh la koy wax cheikh da ngay dégg ñu naan Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Omar Foutiyou baatu cheikh boobu bu ñu la ko définiree nga xam ne mooy dëggi activiste moo tax man la baat bi moo bees mais jëf ji yàgg na fi baatu cheikh dama koy définir mu leer pour mu leer sa bopp benn yoon pour nga yóbbu ko comme leçon dañuy wax siin googu mooy shakiran li wajhillahi mooy ko am foo ko fekk day sant yàlla dogal bu neex ak bu naqari da koy yemale ok yaa ngi dégg comme le sëñ Moussa Kana natt mooy kerkeraanu awliyaaw mooy foo nekk da ngay sant yàlla yaa googu xam nga mooy lan mooy yanha anil fahsha'i wal munkar mooy ordonner le convenable interdisez le blâmable mooy yaa gi mooy baatu cheikh laa lay définiral xaa gi mooy xaashi'an li wajhillahi mooy ngay torox lu jëm ci yàlla kuy torox lu jëm ci yàlla taloo ànd ak nguur man mi di wax lii may wax ni sama baay ab xalifa la woon bu dee sëriñ mooy kuy joxe werd man sëriñ laa bu dee sëriñ mooy kuy taxaw ci kanamu nit ñi nekk imam sëriñ laa man sant wi ma bokk bugguma ko wax musu ceddo amu ci daraame amul ceddo kon man contre ma sëriñ mais man waxu yonent bi laay wax buñ jaawale yonent bi moo wax ni al ulamaau warasatul anbiyaaw boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi waaye à condition jaxasoowuñu buuru àdduna yi mu ni buñ jaxasoo buuru àdduna yi war nañ yàlla war nañ yonent bi lii ma wax ni fii ba Màkka kenn du ko dindi ci ko jàng gis nañu opposition gis nañu activistes yu bëri aussi waaw daanaka ci opposition bi lañu for dañuy tiire ci gouvernement bi rek yow aussi nga baal ma imam nga waaw imam activiste sax laa lay tuddee man imam opposant la man nëbbatuuma d'accord yow opposant nga waaw ñëpp xam nañu sama opposition ñëpp xam nañ voilà ñëpp opposant nga xam nañu opposant nga mais aussi est-ce que activiste rek dafa war di tout le temps di dal ci état sans indi aussi ay proposition waaw d'accord da nga war indi proposition mais proposition ki nga koy jox mooy ki nga jàpp ni boo ko joxee mu appliquer ko xam nga ñun ñi dañoo bokk ci ñi li fi nekk ñun dañoo bokk ci ñi xeex ba teg ko fi ok Malal mi xëy na gëj nañoo gisee mais koroog ba ngeen di fonder mouvement Y'en a marre man jàpp naa ni su ma bokkul ci ñaar fukki yi jëkk jënd carte de membre ci fukki yi sax laa jàpp parce que jour bi ñuy ñëw foofu di ko kii ñu naan dañuy couper courant bi duñ ko couper fa la ma fekk maanaam ñun tooguñu ba tey ñuy wax ñun dañoo bokk ci li fi ne dañoo xeex bokk ci ñi xeex bañ teg ko fi man koroog bi ñu rey Mamadou Diop maa ngi taxaw ñun Macky Sall ñoo ko fal jàppale ko mu jël réew mi ñu jox ko benn mandat yaa ngi dégg mais lii dëgg tey mooy dañoo am déception ci Macky Sall
dañoo gëm ni dafa trahir réew mi parce que lim ñu jaayoon muy slogan yim ñu jaayoon mooy bonne gouvernance la doon campagne rupture la doon campagne loolu gisatuñ ko ci moom bañ ko gisatul ci moom ñu taxaw opposé wu ko ñun nëbbatuwuñu ok day nekkatuñ fi di joxe solution xam nga ñun ci lan lañ nekk xeex Macky Sall mu jóg fi ok xamal ko ni wërta am 3e candidature yaa ngi dégg bu dee kaaw tudd na fi kaaw Ousmane Sonko man ba may wax ci média di jël engagement xaw ma Ousmane Sonko yàggul Ousmane Sonko kañ la yàggul matul fukki at ñun bañ commencé xeex gi léegi mu def ñaar fukki at man sama famille ñu ngi may dégg man dugg naa ci jàkka di campagnal Macky Sall ñu saaga ma ni ma yow imam corrompu nga dañ laa jox xaalis Macky Sall laa doon jàppale jamono boobu ndax boobu dama amoon ci moom yaakaar jàpp ni dina génne réew mi ci guute gi même position boobu laa amaat bi ma demee ba gis ni Ousmane Sonko dañ ko bëgg a néewal doole jaay ko doole ci ay tappaleeki fen ma jug taxaw nekk ci ginnaaw man jënduma carte membre Pastef na leer man bokkuma ci parti ok man xam nga ban parti laa bokk Sénégal mais su ma gisee nit ñu koy néewal doole yow kay bokk parti Sénégal ma daaneel rek ma daaneel man nee naa waxuma parti Ousmane Sonko bokk waaw d'accord loolu bu ma neex sa bokk non il faut pas dire une chose sans contexte ma daaneel bàyyi ma daaneel man damay bañ polémique am na liberté waaw mais amul moo ko nee na opposant la waaw ma daaneel ma la jàppale fay naan ci Sénégal parti Sénégal la bokk waxuma loolu yow li ngay wax man dama jàpp ni moom dafa am benn moom tey bu fekkoon ne waa nguur gi tegu na ci yoon est-ce que moom war na mën a wax aaye kaw suuf boo xam te tey ñoom mën na leen teg si yoon duñ ko déglu ok waaw déglu yow ba léegi comprendre oo boo jàngoon alxuraan di nga xam ne am na koo xam ne aaye mënatu koo delloo siwaat ah mooy ñan Macky Sall aaye mënu ko delloo da nga may déglu rek Ardo boo ma dégloo rek di nga xam boo ma dégloo xaw ma na ngay caraxi nii mais boo ma dégloo dinaa la wax loo xam ni mosoo koo dégg alxuraan moo ñu wax ni summun bukmun umyun fahum laa yarji'un am na ñoom duñ dellu si mukk inna allaha laa yahdil qawma zalimin gis nga nit kuy tooñ am na fu muy toll ci tooñ du dellu si inna allaha laa yahdi kaydal qaa'iniin kuy wuruj am na fu muy toll dootul dellu si kooku xeex ko rek mooy farat man boo commencé waxuma Macky Sall damay joxe exemple waaw baal ma daaneel parce que man miy wax ni tamit jàpp naa ni au moins que nit ku ne maanaam dafa bokk sax ci bu ñu lay former ci wàllu njàng xam nga ñu activisme mais activisme dafa fekk da nga war a jàng ba pare plateau télé bala nga ci toog war nga am au moins que civilisation ci wàllu xam-xam pour au moins que bu nit ñi di wax nga déglu leen quand même donc c'est le minimum Ardo déglu ñu yow tamit yow booy wax dañ lay déglu mënu ma ko dégg parce que waa mais nga am patience ba jël jàng ba am sa xam-xam ñoo taxaw fi naa opposant la léegi yow boo paree nga déglu ma daan xam nga nit ki aussi am na droit nekk ci lu ko nekk ngeen ko waxee sànq xam nga bu xamul lan mooy république xam lan mooy diine la politique la soit da ngay def politique nga def politique wala nga nekk si diine nga nekk si diine ji mais mënoo nekk si diine ji naan da ngay politique yaa ngi dégg naan da ngay nekk opposant wala nga nekk da ngay nekk si pouvoir bi Ardo waaw léegi ma daaneel dugg ci beneen thème bi Ardo dafa am loo xam ni mooy li may wax ni man su ma la doon digal dama lay digal nga dem jàngiwaat parce que yow li ngay wax nii ku la dégg dina xam ni yow toogoo waaw bul werante yow tamit bàyyi ma wax bul werante yow xam-xamu daaneel nguur xam-xamu xeex nguur boo toogee naan politique ak diine di leen séparer mooy xamoo diine diine kan moo ko fi indi du prophète bi prophète bi chef de guerre la woon prophète bi sallallahu alayhi wa sallam le premier politicien moo njëkk a def politique ci àdduna bi moo jàngale politique loolu c'est le minimum loolu élèves CM2 yi xam nañ ko boo toogee fii ma daaneel tamit parce que mas waaw ma daaneel damay ñëw xam nga yow xam nga man bugguma sax def polémique mais nag xam nga liñ naan jëxlul mu rakkab mooy ki réer te yéegul ni dafa réer loolu baaxul ignorant feebar la feebar bu bon la moom la mag ñi doon xeex mag ñi boo gisee biñ ñëwee ci réew mi ñu jàngal nit ñi mooy nit bu réeree day dem ba mbëkk tabax bi parce que man li ma dégg